jërë ngeen jëf mbokku tukki.org may leen ma bala ma présenté wu rek ma nuyu seen mbokku lecteurs yi jaajëfal leen tamit wax dëgg yàlla ci opportunité bii ngeen ma jox pour ma mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di seen lecteurs yi pour ma présenté nag man maa ngi tudd Adama Diaw fekk baax dëkk bu ñu naan Jaxaaw Saloum mi ngi nekk ci région bu Kaffrine au cœur du Ndoukoumane foofu laa juddoo falaa dalee école bi ma amee certificat nag ci laa fa jóge dem Kaolack def fa benn passage bu gàtt jàng fa 2 ans secondaire continué nag sama njàng foofu nga xam ne moo di Dakar mën naa ni daal Dakar falaa amee sama à part certificat bi falaa amee sama diplôme yëpp falaa tamit wax dëgg yàlla jànge lu bëri falaa màggee waaw donc falaa ràññee lu bëri sama formation yëpp mën naa ni wax dëgg yàlla Dakar la waaw donc ma def falaa defee sama BFM dem Limamoulaye falaa amee sama bac après ci laa dem université bi ma dem université nag maa ngi nekkoon département bi ñu naan département des faculté des lettres et des sciences humaines nekk département histoire et géographie yaakaar naa ni après 2 ans yi mu fa def ci laa jógee université ginnaaw bi ma déggee ni ñu ngi defal benn formation ay étudiants ci benn partenariat boo xam ni doxoon na entre office national de la formation professionnelle direction de l'emploi fédération nationale des professionnels de l'habillement ñoom it amoon benn partenaire ñu naan ko académie internationale de coupe de Paris mënoon formation ñaari at ñu ko doon defee foofu ci Sodida ci fi ñu naan centre de formation bu FENAF foofu laa amee sama liñ naan diplôme de technicien supérieur en confection et habillement yaakaar naa ni ci wàllum habillement ci laa defee sama formation waaw ci lu gàtt daal yaakaar naa ni loolu mooy sama formation professionnelle ak universitaire waaw bi mu fa jógee également évolué naa au Sénégal ci domaine de la mode et de la haute couture ma doon liggéey également dans le privé ak benn particulier français bu nekkoon ci Ngor après 1 an et demi bi ma fa liggéey nag waaw ci laa décidé daal di dugg ci li ñu naan immigration donc daal di jóge foofu Sénégal ci laa installé wu Italie donc loolu moom mu indi Italie waaw comment se porte l'immigration waaw immigration bi yaakaar naa ni lecture bu yaatu laa ci mën a def ndax nag mutation yu bëri am na ci li nga xam ne moo di immigration bi au niveau européen bi nga xam ne moom laa miin immigration ni mu meloon bu njëkk melatu ko changement yu rëy am na ci changement yu bëri également am na ci waaw yaakaar naa ni bu njëkkoon nit ñi dañ daan ñëw pour benn durée daal di delluwaat Sénégal toog fa yenn durée yi pour mën a ñëwaat mais léegi mën naa ni immigration bi naqari na ba telle sorte que li nga xam ne moom ngay gagné fii da lay mën a permettre rek nga dund fii ba tax na ni nit ñi daan demee yaakaar naa ni nit ñi actuellement ni dañuy dëkk waaw dañuy dëkk donc yaakaar naa ne bu ñëwee Sénégal ay vacances lañ fay ñëw ni ñu daan demee Sénégal bu njëkk maanaam nga daan def sa été dem loolu yaakaar naa ni bëreetut ba tax na mañ na ne immigration moom wax dëgg yàlla am na changement yi nag li ko waral moom mooy conjoncture économique bi ak crise économique bi nga xam ne wax dëgg yàlla à partir de 2008 commencé woon na laal li nga xam ne moo di pays européens yi mu bouleversé lépp loo xam ne rek moo di secteur bàyyiwul benn secteur ci li nga xam ni moo di àdduna bi donc yaakaar naa ni loolu lecture boobu mën naa ko def ci immigration bu ko defee beneen question bi lu war man lu tax may assister les nos compatriotes au Sénégalais yi nekk fii en Italie ak lan moo ma ci motiver waaw xam nga man yàlla dafa def ci laa yàgg di yëngu bi may nekk Sénégal bi may nekk Sénégal maa ngi woon ci mouvement élèves étudiants nekkoon également à l'université nekkoon ci li ñu naan logement et hébergement di jàppale wax dëgg yàlla suñu mbokk yi étudiants yi nan lañ mën a def ba am ñi nga xam ne day jóge ci région yi surtout fu sori ay Tamba ak Ziguinchor day ñëw à Dakar pour ñu trouver logement pour mën a jàng convenablement à l'université c'est tout un tas de problème léegi nag ñun en tant que chargé des relations syndicales dañ doon jàpp ci loolu nga xam ne moo di logement bi ak hébergement bi di dimbale suñu compatriotes yi di leen utal ay néeg moo xam université la moo xam
Gueule Tapée la moo xam Médina la donc yaakaar naa ni loolu moom foofu la ñu virusu dimbalante dugg nekk aussi ñu bokk ci ba ñu nekk Sénégal également bokkoon ci association yu bëri yaa xam association yi club UNESCO yi wala yeneen association donc yooyu yëpp ay ndimbalante di ci am donc ak partenaires yoo xam dañ ko doon lié ak vraiment ay partenaires yoo xam ñu ngi woon au niveau d'Europe partout dans le monde ñu ñuy jox ñu ci am ay activités yu ñu def ak ñoom di ci am lu ñu ci retiré ci ay ressources yooyu tamit muy ndimbal yoo xam ne dañ ko daan jëmal ci askan wi. donc yaakaar naa ne ndimbal foofu la commencé bi ma ñëwee Europe également nit ki li mu xam rek ci lay dem bi ma ñëwee ma fekk fa association mu ne association de la communauté sénégalaise bi nekk fii ci Trento ñu naan ko ACCET bi ma ñëwee ma dugg ci wax dëgg yàlla fekk nit ñi ay compatriotes nekk ci di ko doxal ma ànd ceeg ñoom également ñëw ak sama xalaat ak samay idée bëgg ci woon tamit indi lu bees wax dëgg yàlla nekk ci vice président doxal ba wax dëgg yàlla président bi daal ne ma kat suñu waaw bu ñu def assemblée générale askan wi ne bu ñu sañoon wax dëgg yàlla nga doxal ndax nag wax dëgg yàlla gis nañ ni sa Pastef ak sa taxawaay loolu moom moo tax ma dugg ci association bi waaw donc bi ma ci jógee bi ma ñëwee également ma trouvé ni dafa amoon ay difficultés yu Sénégal yi di am mooy difficulté si seen séjour yi difficulté également pour mën a am li nga xam ne moo di document consulaire yi moo xam carte d'identité la maanaam service consulaire yi carte d'identité affaire yi ak carte d'identité yi ak passeport yi ak li ñuy wooyee carte consulaire yi suñ distance ak Milan tamit yombul woon affaire bi parce que nag fi ma nekk ni Trento ak Milan dafa nekk 317 kilomètres bu fekkee ne da nga fay dem boo xefee toute la journée da ngay voyager da nga perte sa jour liggéey te da nga naan dem consulat ba ak situation nga naan fekk sa problème daawul réglé ñu si bëri tamit amuñu woon information boo xam ni lépp li ñu lijjanti consulat bi muy déclarer seen doom muy ay passeport duñu am information documents yi ñu war a yóbbu léegi nag ñun loolu moo ñu gën a dugal ci li nga xam ne moo di dimbale leen yàlla def ñu dem ci consulat ba bi ñu toogee ci bopp association bi jël information yi yëpp indi daal di tamit xam ni passe bi dafa metti diggante Milan ak Trento ñun au niveau de l'association ñu initier li ñu naan ay caravane maanaam di regrouper nit ñi bu ñu matee benn nombre bi ñu jël rendez-vous au niveau du consulat pour mën leen a yóbbu non seulement dina oyofal li nga xam ne moo di passe bi ci seen i poche mais également dañ leen a mën permettre bu ñu nekkee benn nombre bi am rendez-vous dañuy dem rek déposer sans ñu nekk fa di rang donc yaakaar naa ni loolu mooy côté bi nga xam ni ñu ngi ciy jàppale sénégalais yi fii ci niveau seen digganteeg administration sénégalaise bi bu ma nee consulat bi moom moo nekk au nord te ñoom ñooy li nga xam ni ñoom ñoo chargé wu immigré yi nekk ci nord bi parce que ambassade bi mi ngi doon dafa xaw a sori. fii également au niveau de local suñu province bi dafa nekk province bu xaw a spéciale parce que nag dafa nekk province autonome donc am tuuti autonomie par rapport ak l'administration centrale italienne. ñoom également ñu roy lu bëri ci li nga xam ne moo di immigration ak yi nga xam ni ci Allemagne yi parce que nag région frontalière lañu nekk ak Allemagne bu ko defee ñoom également ñu am nañu organisé woo boo xoolee ci seen li ñuy wooyee seen province bi maanaam seen administration provinciale bi ki nga xam ne mooy assesseur bi nga xam ne moo yor wàllum santé ak politique sociale yi ñooñu lañ dëkk li nga xam ni moo di immigré yi ñooñu également daal di créer benn structure boo xam ni ñi ngi koy wooye CIFOR mi mooy centre d'information sur l'immigration centre boobu nag dafa lëkkaloo ak li nga xam ni moo di association yi nekk étrangers yi nekk ci province bi dañuy permettre à travers cette structure ñuy mën di wax dëgg yàlla lijjanti lu bëri moo xam carte de séjour yi la moo xam résidence yi la ñëpp xam nañu également am kër fii dafa jafe parce que nag pour nga am kër il faudra ñu appuyer la parce que nag da nga téléphoné sax ba ñu war a jot ci kër gi mais bu ñu sentir na sa accent étranger la rek pour nga jot ci kër gi day metti ñun yooyu yëpp dañ ciy dox. bu ko defee également suñu mbokk yi nga xam ne dañuy jóge ci géej gi maanaam ñiy jël bateau yi ñu leen di wooye fii les réfugiés ñooñu également bu ñuy doog a ñëw du ñu dégg làkk bi donc dañ fay jouer également rôle médiateur. ndax nag province bi mi ngi ak suñuy coordonnées ñun ñu nekk ci association yi bu ñu ñëwee également dinañ ñu woo bu dee sénégalais lañ wala gambien surtout
làkk bu ñu dégg également da nga am kenn ku nekk ci association bi mën na dégg làkk boobu bu ko defee également danañ yombal li nga xam ni moo di dialogue entre ki nga xam ni mooy doog a egsi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci province bi. bu fekkee ni tamit dafa ku ñëw bees la déggoo làkk bi nga entre lu mel hôpital dinañ jouer médiation bi tamit di la defar interprète ngir mën a yombal li nga xam ni moo di sa dialogue ak médecin yi. donc assistance boobu yaakaar naa ni li ëpp ci assistance ci lañ koy def am na nag yeneen assistance yu ñuy def mooy jigéen ñi nekk en GIE ñun également ak suñu expérience bi ñu am ci association yi ak suñu relation yi également ñu leen di jàppale suñu kéemtulaay kàttan pour que loolu dox loolu jëm kanam loolu daal wax dëgg yàlla mooy grosso modo li nga xam ne mooy assistance bi nga xam ne ñu ngi koy def compatriotes yi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci Trento ak Bolzano. bu ko defee problème yi moom bëri na problème yi bëri na trop yaakaar naa ni wax naa souligné naa ko ci kaw kër jafe na fii parce que tubaab yi fii pour ñu jox étranger kër problème la waaw parce que da ngay soxla kër nga gis annonce bi ci presse bi wala nga gis annonce bi ci site benn site nga wat téléphone bu ñu xamee ni yow étranger nga rek wala sa voix am sonance étrangère rek dañ lay wax ni kër gi luye nañ ko wala ñu bañ la koo jox ndax nag ñoom wax dëgg yàlla sawaruñ trop di jox li nga xam ne moo di kër gi immigré yi loolu problème bu récurrent la fii ci Trento. beneen problème également mën naa ko souligner actuellement nii dugg na ci problème moo di liggéey yaakaar naa problème mu crise bi tax na liggéey jafe waaw liggéey jafe na trop actuellement nii léegi mën naa ni ñi doon liggéey rek ñooy liggéey ñi amoon contrat yu fixe yi bu njëkk rek ñooy la seen ñooy dox seen contrat ñu bëree ngi ñëw tey dugg ci gaal yi risquer seen vie ñëw ba fii ñi ngi chômé jusqu'à présent am na ñoo xam def nañ fi 5 ans amuñu liggéey am na si ñoo xam ni ay liggéey taqale la ñuy am waaw yaakaar naa ne bu dul woon ndimbal bi nga xam ne dana jóge ci province bi jóge ci gouvernement bi jóge ci union européenne bi di ñëw ci ñoom yaakaar naa ne seen nekkin dana metti trop fii loolu également ci ay problème la waaw ñi may évaluer politique étrangère bu Macky maanaam politique bu Macky ci diaspora bi dama koy analyser ak au niveau d'Italie donc yaakaar naa ni politique bi je pense que ni su ma ko analyser mën naa ni c'est ni figue ni raisin am na côté yu positif te ñun également Italie dañoo amoon lu rëy bi alternance amee parce que dafa nekkoon également loo xam ni suñu revendication la mooy ñu indil ñu administrateur bo benn consul boo xam ni xam na suñu réalité pour mën a mu gën ñoo mën a taxaw ci réalité yooyu alternance am ñu dundee yaakaar parce que nag ñu tegal ñu fi consul boo xam ni immigré la bokk ci ñun ñu xalaatoon ni également bu ñëwee suñu problème dana régler li ci positif mooy wax dëgg yàlla doon nañ jàmbat li nga xam ne moo di consulat parce que béréb bañ amoon comme consulat wax dëgg yàlla c'était pas digne d'une représentation diplomatique parce que bureau passeport bi rek dafa nekkoon ci liñ naan souterrain yàlla tere bu fa accident amoon wala dara am fa yaakaar naa ni kenn du fa génn loolu également lu ñu déploré depuis 2004 bi ñu sampee consulat bi ba léegi yàlla def ci 2017 bi loolu wax dëgg yàlla bi ñu consul bi ñëwee di Rokhaya Touré ñu am ko loolu lu positif la leneen lu positif également lu ñu am parce que 2004 bi consulat bi doog a taxaw pour nga am passeport da nga ñëw déposer dana def 6 mois parce que nag bu njëkk Sénégal dañu defaree passeport yi ñu dem ba am bureau de passeport au niveau de Milan bureau de production de passeport yi boo déposé nga def 1 mois mën a jot sa passeport loolu également gën na yomb gën na gaaw wax dëgg yàlla mooy lu positif parce que léegi bu fekkee ne da ngaa nekk dans la circonscription consulaire maanaam ci nord bi en 48 heures en 3 jours da nga jot li nga xam ne moo di sa passeport bu fekkee ne da ngaa jóge ci sud bi parce que nag Milan rek moom mooy le seul centre de production de passeport fii ci Italie léeg-léeg sax dana jot ay demandes yoo xam ne day jóge Grèce ak demande yoo xam ne day jóge fi nga xam ne moo di Suisse bu fekkee ne da ngaa jóge ci zone yooyu wax dëgg yàlla en 48 heures boo ñëwee déposé boo fanaanee jël sa hôtel boo yeewoo wala nga am mbokk nga fanaan fa boo yeewoo ba dem consulat ba ñu jox sa passeport loolu également lu positif lu ñu mën a souligner la. am na yeneen yoo xam ne également wax dëgg yàlla il faut ñu souligner ko muy loo xam ni dafa nekk loo xam ne daf ñoo jaaxal ñun ci consulat bi parce que nag politiquement ki tamit mën a wax politique bi te waxoo aspect financier bi muy économique bi maanaam li nga xam ne moo di fonds bi ñu naan FAISE muy fonds boo xam ne dañ koy jagleel immigré yi madame Mbacké yor ko fonds boobu yaakaar naa ni ñun suñu problème au niveau de Trento question bi ñuy posé mooy fonds boobu yar critère lañ koy joxe parce que bu dee critères yi ñun yëpp yi ñu